salaamaaleykum yegg si leen ak jàmm ci seen chaîne bi di Tuto Baba Design comme ni ngeen ko xamee Tuto Baba Design di chaîne boo xam ne dañ ko jagleel lépp luy infographie lépp luy création graphique tey nag dañuy gis benn outil bu gars yi bëgg loolu ci Photoshop bu tudd outil plume. Outil boobu dinañ koy utiliser pour def ay détourage nag mooy maanaam jëlee benn nit ci maanaam benn environnement dagg ko topp contour yaramam bi collé ko ci beneen environnement mën nañ ko jàppee noonu bu leen fàttee abonné bu leen fàttee bës loxo bu bleu bi ak sonné bi bu ko defee sama yeneen vidéo bu duggee rek di ngeen ci jot incha allah mën nañu tàmbali. salaamaaleykum gars yi dinaa leen won nag tey noo leen mënee entraîné wu pour utiliser outil bi di outil plume ci benn site bu tudd bezier.méthode.ac di site boo xam ne man dama koy utiliser pour dimbali nit ñi pour ñu mën a xam lii di outil plume nu muy doxee. boo seetloo dañoo am ay pàcc yoo xam ne maanaam dañ ko war a dépasser maanaam boo ko dépassé wul doo mën a avancer. Donc boo seetloo premier niveau bi moo nekk nii da ngay am fi ñetti points yoo xam ne da nga ko war a tracer yoo xam ne dafa jub en ligne la. Donc da ngay def benn clic defaat beneen clic ñu jàll ci niveau bi ci topp boo seetloo daf ñuy won shift bi da nga ko war a bës doo ko bàyyi pour ñu mën a def ay angle yoo xam ne dafay jub kocc. da ngay bës shift amul bàyyi nga cliquer waat après nga tëj. fii nag mooy angle mooy maanaam cercle bi buñ ko bëggee def da ngay cliquer nga glisser vers le bas nga cliquer nga glisser vers la gauche nga tëj nga tëj. bii nag daf ñuy jàngal nu ñuy defee cœur nu ñuy dessiner cœur. boo seetloo dafa cliquer mu glisser ci suuf mu bës alt yéegal ko ci kaw ñëw ci suuf cliquer ci suuf glisser ci suuf bës alt remonter point bi ñëw ci beneen point bi tëj automatiquement day tëju et cetera. léegi nag yéen nag lay bàyyi ngeen jéem a dugg ci biir site bi ngeen jéem a xool noo leen jàngee balaay tàmbale Bezier bi ci Photoshop. tey nag dañuy gis benn outil bu am solo mooy outil plume. lu tax outil plume bi ndax ñu bari dañ may naa def leçon ci outil boobu ndax outil bi dafa mel ni gars yi dañoo am ay difficulté pour utiliser ko. waxoon naa ne du ma defati leçon ci outil yi waaye comme yéen moom yéen a may guider donc moo tax it foog ma def ci leçon. léegi naa leen woon nu ñuy utiliser outil bi nii beneen outil da nga koy sélectionner. xam nga yeneen outil yëpp dañ leen daan sélectionner dañuy dem wër outil bu tudd plume ñu cliquer ci wala ñu utiliser raccourci yi nag boo leen seetluwaan boo jegee outil bi rek dalay won raccourci bi. boo seetloo boo xoolee ci boo tegee souris bi ci kii bi rek dalay wax raccourci bi danaan la P la wala B la bii nag P la. léegi bu ñu sélectionné outil bi ba pare léegi dañuy jéem a xool ci barre d'option bi mooy barre bi nekk ci suufu barre de menu. boo seetloo barre d'option bi saa ñu tànnee benn outil rek day adapté wu selon outil bi ñu tànn. boo seetloo am na ñaari mode fii mooy mode forme ak mode tracé. ñun fii mode bi ñu gën a intéressé mooy mode tracé moom sax laa leen di digal
ndax mooy mode bi nga xam ne maanaam moo ñu gën a jàppale bu ñuy defar ay silhouette bu ñuy détourer benn personnage wala benn objet. Nañu xool outil bi nu muy doxee. Bu ñu tànnee tracé ba noppi dañuy ñëw ci plan de travail bi ñu jéem a def nag ay lignes. Nan lañ koy defee lignes yi yomb na, da ngay bës benn clic nga bàyyi, nga déplacé wu bësaat clic bi nga bàyyi. saa yooyu def point da ngay bàyyi boo defee point rek boo cliquer rek day def point bi nga bàyyi, cliquer def point bàyyi, cliquer def point bàyyi ba nga tëj. parce que li nga war a def mooy tëj fi nga tàmbalee fa ngay ñëw waat pour tëj. boo seetloo gis nga defal nañu ay point yu bari. point yi ay sommet la, boo seetloo ñaari ligne yu daje ci ay sommet la ñuy daje. boo seetloo nag point yi ni ñun ñoo ko créé ci clic yi ñu def à partir de mooy outil yu plume bi. am nañ beneen possibilité itam, beneen possibilité bi mooy bañ a def ay sommet, maanaam def ay arrondi, parce que plume bi daf ñuy jàppale ci angle yi. dañuy cliquer ci benn point ñu dem positionné wu feneen, ñu def benn cliquer glisser. da ngay cliquer doo bàyyi nga xëcc. léegi bu fekkee ni fi nga jëm maanaam sa angle bi gauche la nekk, da ngay dem droite. bu fekkee ni droite la nekk, da ngay dem gauche. da ngay topp nag pose kii bi maanaam kii bi ni mu toogee, angle bi ni mu toogee. boo seetloo bu ñu bëggee dem droite dañuy xëcc gauche, bu ñu bëggee dem gauche dañuy xëcc droite. waaw léegi boo seetloo bu ñu defee angle bi ba noppi, bu ñu neexee ñu continuer tracé bi, bu ñu neexee ñu continuer ci suuf itam. waaye li ngeen war a xam mooy bu ñu tracé fii day defaat beneen angle. léegi bu fekkee ne ñun bëgguñu angle boobu, dañ bëgg trait bi mu jubaat. par exemple def nañ benn épaule, léegi loxo bi jubaat na. léegi fii li ma leen di conseiller mooy maanaam boo leen bëggee génne inflexion bi, da ngeen koy dagg. boo ko bëggee dagg da ngay bës alt, nga positionné wu ci point bi, nga def benn clic. boo defee clic da koy dagg, gis nga. bu ko daggee léegi mën nga commencé waat tracé bi mu jub nga defaat beneen angle, nga daggaat nga defaat beneen bu la neexee. léegi bi yoon duñ dagg, dañuy continuer. xoolal gis nga angle bi mu def. donc noonu la. moo tax bu fekkee ni da nga am benn inflexion bëgg a def trait bu droit, donc forcément il faut nga bës alt ci point bi pour dagg ko, pour mën a amaat trait bu droit. léegi li ngeen war a xam mooy maanaam outil bi dañ koy utiliser pour def ay détourage de silhouette. bu fekkee ni yeneen outils yi ñu daan utiliser pour def ay sélection mënul fonctionner par rapport ak ñun lu ñu bëgg a sélectionner, donc ñun outil plume bi la ñuy jël. dinaa leen woon nag lu tax ñuy éviter di utiliser forme bi, parce que boo jëlee forme bi, boo seetloo ci biir forme bi dafa am couleur. mën nañ ko génne sax waaye day ñëw ak couleur. gis nga boo xoolee boo tracé rek day andi couleur bi. li problème bi mooy maanaam doo gis li ngay liggéey. nañu wut benn photo ñu xool, bu ko defee di ngeen gën a comprendre. léegi boo leen xoolee photo bi buñ ci bëggoon def benn tracé, buñ jëloon outil plume bi bëgg koo dagg ak outil plume bi, maanaam créer sélection,
boo seetloo ñu ngi ci forme A newuñ ci tracé léegi buñ defee tracé bi xoolal li xew gis nga moom déjà commencé na dessiner commencé na def fond bi problème bi may am nag mooy maanaam dootuma gisati silhouette bi xoolal dootuma xam maanaam fan lay teg point yi donc lii c'est problématique doo xam maanaam li nga war a tracé li ma leen conseillé mooy maanaam ngeen jël tracé bu fekkee ni c'est juste pour détourer maanaam pour génne personnage bi maanaam yóbbu ko feneen fu la neex voilà xool xaaral ma tracé rapidement boo seetloo bi ñu wëralee ba tëj amul benn forme ñu ngi gis personnage bi donc boo seetloo tracé bi moo ñu gën a arrangé que forme bi waaw su ñu neexee ñu bës sélection mu définir loonu une sélection ñu def 0 bës OK boo seetloo moom sélectionné na ba pare am nañ possibilité wu copier sélection bi édition copier ñu def édition coller bu ko defee boo seetloo liñ sélectionné copier nañ ko te mën nañ ko déplacer wala ñu def beneen affaire mooy maanaam def sélection def par exemple masque pour les tracés il faut beaucoup s'entraîner donc loolu laa leen di conseiller da ngeen di entraîner wu lu bari bu ko defee di ngeen xam logiciel bi ni muy fonctionner outil bi du moins mën nañ cliquer ci masque ci kaw itam gis nga boo defee masque dalay créer benn masque boo seetloo gis nga partie bi nga xam ne sélectionné wuñu ko boobu da koy nëbb gis nga boo seetloo partie bi ñu sélectionné rek mooy visible bu ñu neexee itam créer forme loolu yëpp boo seetloo ci kaw barre d'état bi barre d'option wu outil bi lañ ko defee bàyyi ñu annuler su ñu neexee itam ñu def clic droit def définir une sélection bës OK boo seetloo c'est la même chose que li ñu defoon sànq ci kaw barre bi ci kaw barre d'option bi nii nag la ñuy utiliser outil plume bi bu ñu neexee itam ñu modifier ay points ndax points yi ngay def mën nga ko ngandal wala nga tuutil ko wala soit nga supprimer ko wala nga yokk point wala nga wàññi point léegi xoolal lii li may def nii da ngay taxaw ci kii bi ligne bi nga cliquer boo seetloo dalay yokkal ay point gis nga mu ngi yokk ay point mu ngi yokk ay point bu ñu neexee itam ñu wàññi ay point boo amee point ba noppi boo taxawee ci point bi di nga gis benn moyen buy affiché wu ci outil plume bi boo ci cliquer day supprimer point bi xoolal gis nga supprimer na point yi supprimer na point bi supprimer na point bi supprimer na point bi gis nga boo cliquer rek ci point yi existé ba noppi da koy supprimer gis nga nañ def leneen ma won leen noo leen mënee maanaam modifier benn point kese bu ñu bëggee modifier point bi dañuy bës contrôle daf ñuy andil benn outil bu tudd outil de sélection directe ñu jël ko buñ ko jëlee nga xëcc boo xëccee gis nga day ñëw donc point bi kese nga nekk di modifier bu ñu xëccee point bi gis nga point boobu kese lañ nekk di modifier gis nga mën nañ tamit convertir ay sommets en angle wala ay angle en sommet dañuy dem ci point yi ñu bës alt bu ñu cliquer bu fekkee ni sommet la da koy def angle bu fekkee ni angle la da koy def sommet boo seetloo gis nga angle yu arrondi yi
boo seetloo angle yu aroon nii lay def ay sommet gis nga voilà gis nga fii bu ñu bësee contraire bi lay def sommet yi day doon ay angle arrondi gis nga et cetera boo seetloo outil bi boo pratiqué wul da ngay am problème pour maîtriser ko donc man li ma leen di conseiller mooy ngeen def ay détourage yu bari ci ay image yu mel ni bii maanaam ngeen jéem a détourer personnage yi parce que boo leen ko deful day xaw a métti ndax boo entraîné wul outil bi doo foog naa ni mën ko dina jafe trop moo tax na ngeen jéem a xool outil bi ni muy fonctionner bu ko defee di ngeen xam différence bi entre forme ak tracé ak aussi ngeen jéem a xool lu tax ñuy def masque ñuy def sélection yooyu yëpp il faut ngeen jéem ko xam ndax outil bi mettiwul mais il faut ngeen entraîner wu lu bari waaw ñu def noonu ba beneen yoon. fi mu toll nii yaakaar naa ni xam ngeen nu ñuy jëfandikoo outil Plume bi nuñ koy manipuler yaakaar naa ni boo leen ci amee ab jafe-jafe di ngeen ma bindal commentaire wala di ngeen ma contacter sur WhatsApp parce que bàyyi naa sama numéro ci description bi bu ko defee dinañ mën a échanger dinañ mën a xool nu ma leen di gindee ci seeni blocage bu ko defee itam na ngeen bañ a toog rek na ngeen jéem a jàng outil bi parce que outil bi boo ko jàngul doo ko mën loo jàngul doo ko tari bu leen fàtte bës loxo bu bleu bi ak sonné bi ngeen jàppale chaîne bi ñu def noonu ba benn yoon.